Alors, non, je vous prends tous les deux parce que vous êtes des personnes importantes, figures importantes. Voilà. Donc, Toto Djibi, viens. Aïcha, viens. Tima, voilà. Tu fais quoi? Donc, tu fais quoi? Voilà, c'est... Voilà, donc on reprend le live. Voilà, il y avait des problèmes techniques, hein, c'est les soucis du direct. Ça arrive assez régulièrement, mais Hamna, vous comprenez. Voilà, donc là, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Birame Souleye Diop, donc l'administrateur du parti. Voilà, donc qui était venu voir le président que nous avons chopé en chemin. Donc parce que Hamna projet bi war na ci mën a wax ndax je ne vous apprends rien en vous disant que contrairement à nous, lui il est parti jusqu'à voilà, jusqu'où on doit aller. Est-ce qu'on doit se limiter à faire des actions sociales ou dañu war a porter carrément le plaidoyer? Birame, la parole est à toi. Bon, d'abord di leen nuyu baax di leen féliciter di leen encourager pour ce que vous faites toujours lii du tay ngeen ko def yàgg na xëy na tey da ngeen ko jox tur da ngeen ko tuddee dog jot na bu leen neexoon ne jóg jot na parce que jóg jot na ci réew mi waaw weeru koor lañ nekk nag bu ñu neexee ne dog jot na waaye li ngeen bëgg a wax rek mooy dafa jot li ñëpp bokk ñëpp jot ci exemple donc lañ ciy wane ndax lu day ni weeru koor yéen jigéenu Pastef ngeen am initiative bii jóg wane ni am na ay missionnaires yéen yu ngeen yónni woon yéen jigéenu Pastef ndax yónni ngeen ay missionnaires ci commissariat yi ñu nekk fa ay fan gis condition fa nit ñi nekke ngeen dégg ñi jóge ci kaso bi comme ñun ñii ñu demoon ndungu sinu Macky Sall la ñu nekkee ca conditions yi foofu ca jafe-jafe ñu xam aussi état du Sénégal ni mu abandonné administration pénitentiaire ngeen ne baax na ñu jàppale ñi nga xam ni ñoom la caabi féete ginnaaw yëkkati seen kàddu seen Pastef def ko ci lii yàlla def ci réussite lu ñu def lu dul féliciter leen pour encourager leen wax ngeen ni du ngeen ci yem loolu bettuñu parce que bu ngeen nee da ngeen dem hôpitaux yi seeti ñi nga xam ni ñoom la yàlla dogal ñoom la yàlla roof feebar ba ngeen leen ñaanalee wér ba noppi ngeen jël seen wërsëg ànd ceeg waa Pastef ak ñi nga xam ne ay patriotes lañ ci Sénégal pour def ci seen doole wëlbatiku tamit ne bu ngeen noppee ci foofu daara yi nga xam ni état du Sénégal daf leen a abandonné littéralement parce que lépp lu ñu fi wax yéen ci seen bopp yéen a fi organisé woon waxtaan ci situation wu daara yi gannaaw ba directeur yeeg ñoom jógee wax ay kàddu yoo xam du dëgg ci wàllu daara yi yéen a jóg indiwaat ay firnde ci message bu dal ci contribution bu dal xamle li nekk ci daara yi ni ñu abandonné daara ak ni ñu abandonné xale yi ngeen ni du ngeen donc bu ngeen paree ci hôpitaux yéen a ngi jëm ci daara yi li may wax sénégalais yi mooy nañu jóg jàpp ci
daara ñun ñëpp a ko bokk hôpital moom jombul kenn ni kaso jombule kenn donc dañ leen ci félicité di leen encouragé xam nañu nag ne yamu leen ci lii ndax bi Pastef existé ba léegi yéen jigéenu Pastef yéen a ngi taxaw wane seen bopp ñun tamit parti bi ñu wóolu leen lool bàyyi leen ak seen activité jàpp ci ginnaaw pour mu dox ndax wan ngeen ñu ni man ngeen wan ngeen Sénégalais yi ne man ngeen doxal leen jot na ngeen doxal ni dog jotee noonu la jotee yéen waa jigéenu Pastef ngeen doxal ànd leen doxal ci jàmm ak salaam yàlla dimbali leen ànd leen doxal ci jàmm ak salaam Ousmane Sonko gunge leen ànd leen doxal ci jàmm ak salaam patriote yëpp jox leen respect ak considération bi nga xam ne bi mooy seen place loolu lañ leen ciy wax di leen remercier bu baax ci loolu tamit. Merci Biram, je sais que tu es appelé donc je vais pas te retenir plus longtemps di la remercier rek si vraiment confiance bi nga am si jigéen ñi parce que defe naa administration générale du parti bi nga xam ne tey yow yaay personne morale bi defe naa da nga ci dugal ay jigéen yu bëri parce que da nga gëm ni dañu am rôle boo xam ne et un rôle prépondérant boo xam ne dañ ko war a jouer ci parti bi donc mu doon loo xam ne yaa ngi koy jëmmal donc duñu ne guléet tey ñuy def dara nga ànd ci di rafetlu yow tamit sa taxawaay di la wax rek ni les combats sont devant nous et que nous les femmes de Pastef nous avons décidé de jouer les premiers rôles te xam naa ni en tant que notre administrateur di nga ñu ci gunge inchallah merci à toi Biram merci voilà donc je vais me déplacer un peu donc voilà ana tonton Djibi voilà il est là donc dañu dem seeti tonton Djibi voilà tonton la nga taxaw fii voilà ñëw vraiment fekk fi ñoom Marie-Hélène Mbène suñu secrétaire général de Fatou et tout le monde vraiment c'est toujours un plaisir suñuy def dara ngeen nekk suñu ginnaaw suñu wet di ñu gunge parce que nag souvent dañu naan jigéen dafay topp ci ginnaaw mais ku gis lii xam ne ñun nekkatuñu ay jigéen ñu nga xam ne dañu fas yéene di topp ci ginnaaw mais dañu décider rôle bi nga xam ne moom la ñu yàlla jox ci société bi rôle bi nga xam ne yàlla moo ñu ko cërale te kenn amu ko muy nekk yaay di porter la vie partout où la vie est menacée ñu mën a jouer un rôle prépondérant te loolu moo waral tey suñu activité bi nga xam ne dañ koy waxee rek doorte la li ciy ñëw nag ci biir mu ngi dina bëri torop dinañ ci échanger ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci parti bi mais surtout tous les Sénégalais parce que ñun porté wuñu seulement des projets yoo xam ne ci suñu biir ñun patriotes yi ñoo koy porté on porte des véritables ruptures yi nga xam ne mooy encore le mot doc bi nga xam ne moom la ñu jël tudde di ko teg ci loxo vice présidente bi di rafetlu trop li ngeen def mais actuellement boo xoolee jigéenu Pastef liggéey bi ñuy liggéey lii warul bett kenn par rapport ak li ñuy def je crois que njëkkeewu leen ko tey te xam naa ni xam nga ku leen di inspiré mais daal macha allah parce que tubaab dafa derrière chaque grand homme y a une grande dame tey wane ngeen ko ni que vous êtes des grandes dames. ndax bokk leen ci rupture bi déjà da ngeen ko wane ci doxalinu jigéen ci ay parti parce que parti politique yëpp dañuy jël ay jigéen rien que pour du leen duy ci ay oto yóbbu leen ñu tàccu bu ñu paree ñu jox leen t-shirt ak xaalis mais yéen defu leen loolu te nanguwu leen ko ba tax li ngeen di initier te tàggu leen ci ma Samba ma Demba dafay wane ni que ni vraiment tey budul yéen au moins Pastef dina sooxe te yéen it dafa am leneen lu ngeen yokk ci Pastef parce que tamit loolu il faut que ñu nangu ko. ba tax lii moom ñun de mënuñu lu nekk ay patriotes comme yéen di roy ci yéen mais roy bi day dem ba ñun nuñ doon jàppee jigéen dañuy gën a rafetal jàppaay bi ndax tey nii wane na ni au delà de li ngeen di ànd di ko doxalee c'est sûr que ku ci nekk sa kër ni ngay doxalee sa quartier ni ngay doxalee sa village ni ngay doxalee sa ville ni ngay doxalee kon lii vraiment daal yàlla na fi sax yàgg fi yàlla jubóole leen dooleel seen présidente yéen ci ginnaawam seytaane ba ñu dugg seen biir parce que dafa bëri weeru koor bi nag muy weeru sell
lépp lu ngeen ci sabablu yàlla leen ko yàlla defal parce que dañuy wax ni joxe ndogu dafa nekk leneen surtout que ngeen koy jox ñoo xam ne ñàkkul mën nañ ko am nañ ko mais tey toog nañ foo xam ni nañ ko bëggee mënuñu ko defal seen bopp ndax tey ku nekk prison tey boo yoreen 10 millions it sa ndogu bu seere ba seer du mat 5000 ndax amoo liberté bu dem jënd la neex kon ñooñ bu ngeen leen fekkee di leen jàppale ci li ñuy def loolu jàppale ni di ngeen ci am payu yàlla loolu vraiment tamit di leen wan ni tamit ñun tamit di ñu ngi ci ginnaaw président nekkaat seen ginnaaw te que lépp lu ngeen jàpp ni war nañ ci mën a taxaw war nañ ci mën a jàpp ngeen yëgal ñu rek ñu fas yéene ànd ak yéen ci lépp mais surtout yàlla dàqal leen saytaane jubóole leen te bu leen gis dara lu leen jaaxal ci seen perspective lu ngeen séntu rek yàlla na nga jàmbaar ngeen ay li ngeen bu xeex jotee xeex ngeen bu defar jotee defar ngeen yàlla leen yàlla jàppale. léegi tonton Djiby waaw à part ce ressenti bi nga ñu wax ni par rapport ak don bi ñu nar a def di ko commencé ci prison yi suñu paree war nañ dem ci hôpitaux yi suñu paree ñu dem ci daara yi est-ce que mën nañ am benn conseil boo xam ne mën nga ñu ko lancer par rapport à ça loo xam ne daf ñuy dollil daal ci gestes yi ñu nekk di def action yi nekk di def voilà au-delà de conseil bi sax yéen dama xam ni dama jàpp ni li ngeen di def mooy rôle jigéen parce que ñett yi ngeen tànn muy prison yi di hôpitaux yi di daara yi dafa am lu muy firndeel parce que tey ñi nekk prison ñëpp boo xoolee la majeure partie ay góor lañ de sorte que ñu ci bëri jigéen ñi ñooy dem di leen toppatoo di leen yóbbul añ di leen yóbbul reer muy nekk parce que seen doom ñoo fa nekk seen jëkkër moo fa nekk seen càmmiñ moo fa nekk jigéen ñi nangu ci sonn trop kon jigéen am na yërmande xam ki ci kaso lu muy dund yemu leen foofu ngeen dem ci hôpital ku xam hôpital xam ak ni diggante jigéen ak doom mbele ndax hôpital la ñuy accoucher ku sa doom feebaree moom ngay nekkal hôpital di fanaan di yendu daanaka ku sa doom entré rek entré nga donc ngeen wëlbatiku yemu leen foofu dem ci daara lan boo tax ngeen dem daara liñ naan xam-xam te ku sañoon sa doom bu ëllëgee moo fi raw ba tax jigéen Sénégal li muy njëkk a def mooy tout le temps di yabal doomam muy daara ay jàngal Alxuraan donc vraiment daal comme ni ngeen defee trajectoire bi mu jaar yoon trop ne serait-ce que en fonction des âges kon li ma leen di conseiller daal mooy dynamique bi bu leen ci génn c'est le seul conseil qu'on peut vous donner dynamique bi bu leen ci génn te pour ngeen bañ ci génn vous faites unité faites une force ndax dañ naan àndub jigéen dafa bëri ay benke ñenke mais loolu ci ay mentalité la te ku xool seen mentalité xam ne loolu mënu fee am donc ce qui reste daal mooy soyez solidaires entre vous concerté wu leen parce que ay tant que waxtaan nga am rek réeroo du am concerté wu waxtaan leen bu leen ànd di jaayante bu ngeen wéetee di jëwante continuer leen ci lii parce que Pastef yëpp nii lañ leen xamee jigéenu Sénégal nii lañ leen xamee parce que je suis bien placé pour le dire ndax damay dem ci yenn parti politique yi damay dem ci yenn di ànd président mais salaamaaleykum dañuy rafetlu jigéenu Pastef ni ñuy doxalee j'en suis témoin kon loolu mu doon suñu fierté kon bu mu yàq ba ñuy dem feneen di fa dégg lu ñaaw ci jigéenu Pastef vraiment c'est le seul conseil que je merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Djiby parce que kàddu yi aussi rafet na mais dañ leen di remercier ci jàpp bi ngeen xamante ni jàppale ngeen ñu ko parce que kat dañ ni doolee jël ndox bu fekkoon ni dañu jël ay initiative ngeen nañu di teg leen lu ngeen ko fi defee kon amaana xëy na lii ñu réussir tey duñ ko réussir mais depuis que jigéenu Pastef taxaw ba léegi lépp loo xam ne initié nañ ko di ko def dañu leen di sentir ngeen nekk suñu wet di ñu jàppale di ñu conseiller di ñu appuyer ci fànn buñ ko soxlaa ngeen di ci jàppale donc léegi nii yaa ngi ñu baaxee ay conseils macha allah donc ba pare def sa contribution bu nga xamante ni vraiment macha allah am na solo dinañu yokk ñun bu ñu nekkoon ci benn niveau ñu gën ko avancer waat tuuti donc di la ci remercier bu baax a baax di profito rek di remercier waale vraiment tous les membres du COPIL di remercier suñu président Ousmane Sonko vraiment ci ñoom ñëpp confiance bi ñu am ci ñun jàppale bi ñu am ci ñun ba lépp lu nga xamante ni yëkkati nañ ko bëgg ko def rek ñu valider ñu ko pour que ñu mën ko dérouler mu jàll Sénégal gépp gis ci seen bopp vraiment merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup.
joxe nii parce que def naa étiquette yi ba pare. pareegu leen biscuit yéen laay xaar de bu ngeen paree rek ngeen may ma alignement kii denrée damay téye ñaar yi. su ngeen paree rek ngeen may ma denrée. bon salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu wér man la madame Sambou Maro là mooy suite ak collecte bi ñu defoon avec concept bi ñu lancé woon il y a de cela 2 semaines muy concept dog jot na les 17 linguères yi nga xam ni ñoom la ñu téye woon ci manifestation yi lancé ko tey bi ñu lancé concept boobu dog jot na voilà li ñu jënd pour fas yéene ko yóbbu ci prison yi parce que programme bi s'étale sur les 3 semaines du mois de Ramadan. Première semaine bi ñi ngi dem ci prison yi, deuxième semaine bi ñu dem ci hôpitaux yi, troisième semaine bi ñu dem ci daara yi. Tey nag lii la ñu jot a jënd pour fas yéene dem accompagner suñu sœur ak suñu frères yi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi. Ba lii mooy partie bi nga xam ne moo jëm Dakar biir Dakar yëpp, mais au niveau des régions mag yi fa nekk yëpp bu ci nekk Mojib ba fa nekk war na dem ci ñoom yóbbu fa sunu ndimbal. Tey nag li ñu jot a jënd mi ngi nii, on a des sacs d'oignons, on a 20 sacs d'oignons, on a aussi 20 sacs de pommes de terre, on a aussi 30 bouteilles d'eau de javel de 5 litres. Nous avons aussi 20 sacs de 10 kilos omo. Am nañu aussi 50 packs de savon en morceaux. Am nañu aussi 100 packs de biscuits. Am nañu 100 packs de biscuits. Jënd nañu aussi 1 tonne de riz. Mi ngi nii ceeb baa ngi nii, jënd nañu 1 tonne de riz ak 5 sacs de 50 kilos de sucre. Ak rajouter ci encore aussi parce que suivant la demande dañu woote woon di laajte ci mag yi lan mooy seen ay besoins pour ñu mun leen ci jàppale. Et suivant les demandes que nous avions reçues, jënd nañu aussi ñaari téléviseur écran plat 32 pouces yoo xam ni waa mag bu Rufisque ñoo ko moom parce que ñoom ñoo ko demandé woon. Lii nag di loo xamante ni tey ñun waa Mojib jigéenu Pastef ñoo ko booloo ànd ci ak patriotes yi ci monde bi yëpp, patriotes yi ci Sénégal yëpp ñu jàppaleñ ci parce que depuis bi ñu lancé cagnotte bi ba tey ñi ngi gis ni ñëpp ñi ngi fiy jàpp. Lii ñu jot a jënd nii c'est une valeur de 1,5 million nii boo xamante ni mag yi ci Dakar rek lañ ko jagleel. Mag yi ci Dakar lañ ko jagleel. Y a un autre budget pour les mag yi nekk ci région yi. Lii tey moom la ñu fas yéene yóbbu camp pénal jagleel ko sunu frère ak sœur yi nga xam ni ñoo nekk ci l'ensemble des mag yi nekk biir Dakar muy Forbé, muy mag bu Rufisque, muy Sébikotane, muy Cap Manuel, Rebeuss, yii yëpp tey foofu la ñu jëm pour fas yéene leen ko yóbbul ñu jàppandi ci. Muy nag benn acte boo xamante ni acte bu ndaw la par rapport ak suñu yéene ndax lii defe nañ ni buñ ko fa yóbboo tamit buñ ko jëfandikoowee ci benn journée wala ñaari journée lay yam. Moo tax nit ñi doomu aadama yi yëpp la ñuy oo, Sénégal yëpp la ñuy oo, monde bi yëpp la ñuy woo pour ñu jàppale suñu mbokku détenus yi nga xamante ni ñi ngi ci biir prison yi parce que condition de vie yi metti na trop, lekk bi doyul, condition hygiénique yi mooy loolu,
te tey ñun ñii nekk ci biti ñoo leen ci mën a dimbali lii ñu jënd ci savon li ñu jënd ci omo baax na même bu fekkee ne nombre bi quantité bi c'est conséquent tamit bu ñu sañoon ñëpp jàpp ci ñëpp dollee ñëw mu nekk en continu parce que plus ñu ñuy gën di jàppale plus ñuy gën di mën di leen accompagner parce que accompagnement bi warul yem fii dafa war a nekk en continu bu ñu jógee ci lii à partir de la semaine prochaine on sera dans les hôpitaux pour accompagner suñu mbokku malade yi nga xamante ni ñoo nekk foofu ak accompagnant yi nga xam ni heure dog dafay jot ñuy am difficulté di am lu ñu lekk ñu fas yéene ànd ak ñoom partager ak ñoom ay ndogu jox leen benn moment d'espoir et de convivialité boo xamante ni ñoom ñëpp dina leen redonner waat espoir bu ñu jógee aussi ci hôpitaux yi dernière semaine bi ñu fas yéene dem ci daara yi parce que man mii yor naa doom sama morom yore na doom ñuy romb ay xale ñuy taxawaalu ci mbedd bi amuñu lu ñu lekk te ñun ñu yor suñu doom yi suñu biir kër yi on doit penser à ces enfants là les accompagner les aider xëy na mënuñu leen toppatoo tous les jours mais luñ ci mën ci suñu doole ak ci suñu kattan dinañ ko def maintenant nag le concept a été très bien choisi parce que boo déggee dog jot na daf lay jox rek le mois de Ramadan alors que dog c'est la rupture donc la rupture dans tous les secteurs parce que Sénégal bu ñu xoolee for now présentement dara doxu fi dara donc rupture bii tey ñu fas yéene créer ko au niveau des prisons créer ko au niveau des hôpitaux créer ko au niveau des daara loolu la ñu fas yéene continuer dans tous les secteurs d'activité bu ñu génnee ci Ramadan bi ñu ngi jàll ci yeneen perspectives yoo xam ni ñu ngi ciy woo patriotes yëpp la cagnotte mi ngi continuer na ci gars yi gën a jàpp ñu gën ñu jàppale ñu gën a jàppale ñun askan bi parce que comme niñ koy wax à Pastef ñun Sénégal rek a ñu ñor population sénégalaise rek a ñu ñor donc mettre leen dans les meilleures conditions jàppale leen ba ñu mën a gis seen bopp ci seen dundin loolu moo ñu tax a jóg donc voilà en résumé tout ce qu'on avait pour war ko mën a yóbbu au niveau de la maison d'arrêt et de correction bu camp pénal incha allah léegi nii daañu ànd ak yeneen patriote ñu jox leen aussi yeneen élément par rapport ak le concept dog jot la. waaw salaamaaleykum Sénégal voilà ñun la jigéenu Pastef defe naa ni man la Aïcha Sagne d'abord voilà bokk ci jigéenu Pastef Mojib tey nag defe naa du ma fi wax loo xamante ni gars yi waxuñu ko ba pare voilà comme ni ngeen ko xamee rek tey comme ni ma ko waxee woon ci vidéo bale passé defe naa ni nit bu la yàlla dugalee nga am jaar-jaar tey ñun ñii ñu jotoon a jaar ci commissariat yi jaar ci ay retour de parquet gis situation bi ni mu méttiwee woon mu nekkoon lu métti tey bu fekkuloon ne amuñu woon assistance tey suñu mbokk patriotes yi jàppale ñu soutenir ñu doonoon na métti torop ci ñun donc ñu dund fa nag lu métti loo xamante ni tey moom moo ñu yee moo tax ñu ne ñun on a plus droit di toog di seetaan prisonniers yi initiative bi foofu la jógee ba tax nag ñu daal di lancer suñu cagnotte ci Kopar Express bi woo sénégalais yëpp ñu ñëw fekk si ñu ci lii nga xamante ni moom la ñu woote moom muy jàppale prisonniers yi jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci hôpitaux yi jàppale également ñi nekk ci daara yi voilà ndax defe naa ni ñun ñoo woote la politique autrement te la politique autrement defe naa ni mooy lii ngeen gis ni ndax lii defe naa mosoo leen koo gis ci politique ay jigéen jël initiative taxaw ne dañuy jàppale seen réew lii mooy vrai lii la ñuy xaar en fait ci politique voilà te comme suñu parti duñ ko waxee la politique autrement le don de soi pour la patrie defe naa ne lii day firndeel le don de soi pour la patrie bi nga xamante ni moom la ñuy wax saa su ne voilà donc loolu moo waraloon tey ñu daal di def rek jënd suñu ay quelques bagages defe naa lii xeeb nañ ko torop waaye dafa fekk ne doole bi moo matewul te du ci lii rek la ñuy yeb nekkul ne tey ci prison yi la ñuy dem certes parce que prison yi moo yëkkati tey moo ñu yëkkati tey moo am lu mu yee ci ñun ba tax lii idée bii ñëw ci suñu bopp yi donc tey ci prison yi la ñuy commencé donc ñu jëndoon yii nii voilà xeeb ko lool nag
fii ak semaine prochaine ñu fas yéene dem ci hôpitaux yi semaine ba ca topp ñu dem ci daara yi jàppale leen defe naa ni tey lii moo doon bés bi tey lii moo ko waral daal jàppale ñi nga xamante ni ñooy daara yi vraiment nag ñuy kontaan ci ñëpp nag ndax sénégalais yëpp fekk si nañ ñu ci suñu initiative bi vraiment jigéenu Pastef kenn desul ñëpp ñëw suñu góor yi administrateur du parti monsieur Birame Souleye Diop président Ousmane Sonko kenn desul ñëpp a ñëw gunge ñu ci suñu activité bi donc ñu leen di remercier ñoom tamit parce que mënoon nañu am idée bi ñu bañ ñu ci jàppale waaye ñoom tout le temps ñu ngi xool jigéen ñi dañ ñuy jàppale tout le temps ci suñu ay initiative voilà defe naa loolu laa amoon pour sànni ci rek defe naa mënu ma fi wax loo xamante ni nit ñi waxuñu ko ba pare voilà. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare man la Dieynaba Seck di responsable finance MOJIP donc tey jii nag ñu ngi fii ci siège parti bi Pastef ñëw pour réceptionner denrées yi ñu indi bagages yi donc juste pour rendre visite incha allah ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi donc ñun ñi nga xam ne dañu téye woon provisoirement li ma waxoon rek comme ñun ñooy souffrir di yëg métit masamaane ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ngi nekk ci prison yi donc tey jii dañuy ñëw pour apporter suñu soutien parce que ku dund yenn yi nga génn réagiroo waxoo day mel ni da nga nekk complice donc nag c'est pour ça que ñu ñëw tey def genre acte bi di woo ñëpp encore une fois que ne yemul rek ci prison yi dañuy dem ci hôpitaux yi dañuy dem ci daara yi bi première geste bi nga xam ne moom la ñuy def nii tey dañ ko yóbbu ci prison yi mais semaine prochaine incha allah hôpitaux yi danañ ñëw daara yi danañ ñëw même ci région yi aussi danañ fa def genre geste yu mel nii di ci woo ñëpp ne leen collecte bi dafay continuer nañu yónnee seen participation ci Copa Express na si ñëpp jàpp parce que kat li ma encore une fois Sénégal lii lañ xam jàppalante dëkku teranga la donc ñu ngi remercier di gërëm ñëpp merci beaucoup. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum suñu mbokk patriotes yi ak waa diaspora bi vraiment li ngeen gis ni macha allah man sama yaram daf ci daw ndax dama ne soo dundee dara jàngat la ciy war a nga ciy war a mën a def boo ci jëlewul njàngat mënoo cee jëriñe kon li nga sa dund bi nga dund li nga ci dund vraiment capitaliser woo ko man dama foog ne tey bi ñu demee ci merci dafa am ko doon jàll may jéggaluwaat vraiment li ci dund bi li ñu jot a dund foofu dox nañu beneen sensibilité parce que actuellement li ñuy dund am na lu mu def ci ñun daal loo xam ne jeexital lañ koy wax si ñun ba foog nañ ne dañu war a am engagement boo xam ne c'est un engagement vraiment citoyen un engagement social envers les nécessiteux envers les sénégalais yi nga xam ne dañu défavoriser affaire bi yemul rek ci prison yi parce que prison yi dafa nekkoon li nga xam ne dañ fa jot a jaar xam métit ya fa nekk xam coono yu détenu yi di jànkonteel bien que ñun yàlla def na ni jotuñu yegg camp pénal wala si yenn kii yi mais xam nañu ne foo laal day metti ci secteur boobu def un acte vraiment humanitaire jël don yu day nii macha allah yóbbu ko jox leen ko dina leen soulager te foog naa ne bu ñu nee dog jot na man yemale wuñ ko rek man ci sama entendement yemul rek ci ne dañu war a woor ba ngoon daal di dog rupture la totale rupture ci façon gestion des deniers publics rupture la ci doxalinu sénégalais yi de manière générale fekk mu waroo ak yoon waroo ak dëgg waroo aussi ci li nga xam ne mooy charte réew mi ñun li ñuy bëgg concept bi dañ ko teg mais yemul carrément ci prison yi dina law dem ci jumaa yi dina law dem ci hôpitaux yi dina law dem ci daara yi dina law dem ci Sénégal ak fépp fu ko wër fu waay soxla nañu xaar fu waay nekk koo xam ne da nga soxla am nga lu la manqué boo yeboo xaar ñi te xam ne jigéenu Pastef dina ñëw indi dooleem dina ñëw pour jàppale la dimbali la soulager la parce que ñun politique dëgg la wut mbooloo la waaye nga fexe li ñuy wax man ce que j'appelle la massification positive mooy dem ci nit ñi di leen soulager dem ci nit ñi di leen yóbbul xam-xam dem ci nit ñi di leen yóbbul seen doole te boobu ba Pastef taxawee ba tey foog naa noonu la fi taxawee
vraiment man nag maa ngi tudd Rougui Sow nekk ci mouvement des cadres nekk aussi ci mouvement jigéenu Pastef dëkk ci commune Diamaguène Sicap Mbao je vous remercie Abdoulaye merci. Non, je voudrais rappeler pour que ni gars yi la cagnotte mi ngi continuer la cagnotte mi ngi continuer ku ci mën participer rek nga participer ci te xam ni liggéey bi liggéeyu Pastef la mais suñu bopp la ñuy liggéeyal parce que dimbali suñu ay sœurs dimbali suñu ay frères yu tëdd ci hôpitaux yi dimbali suñu ay sœurs ak suñu ay frères yu tëdd ci prison yi ku ko def jaamu yàlla bu rëy bi ci nekk sax xamuñu nu mu toll donc dañ koy def di liggéeyal Pastef mais dañuy liggéeyal aussi rabbi samawaati wal ardi donc cagnotte bi mi ngi continuer na ci gars yi gën a jàpp ndax activités yi pareeguñu semaine prochaine on va aller au niveau des hôpitaux et la dernière semaine on sera au niveau des daara te bu ci nekk war nañ fa def lu toll nii wala bëgg nañ fa def sax lu ëpp lii donc ñu ngi woo l'ensemble des Sénégalais di woo l'ensemble des patriotes yi nekk Sénégal yi nekk ci diaspora bi yi nekk ci monde bi yëpp ñu ñëw jàppale ñu yokk suñu cagnotte gën a jóg ba ñu gën a mën a taxaw suñu frère ak suñu sœur yi nekk ci hôpitaux yi ci daara yi ak ci prison yi je vous remercie. waaw comme sama sœur bi nu mu ko waxee ñun xaaruñu ba am ay millions ak ay millions pour bokk ko ak nit ñi as tuut lu ñu am moom la ñu bugg a bokk ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci jafe-jafe ñi nekk ci prison yi ñi nekk ci daara yi ak ñi nekk ci hôpitaux yi waaw hôpitaux yi man moom boo gisee ma sawar ci sax parce que dama ci am cas dama am benn frère ak benn sœur boo xamante ne ndax ñàkk moyen rek dem nañu ñu seetaan leen ba ñu faatu parce que sama papa doole amul woon doole boobu dafa fekk moom bu ñuy jur dafa fekk mu mag léegi ñun bu ñuy mag noonu fekk moom mu màgget waaw donc amul woon doom boo xamante ne mu mag bu koy aw ñun ñu nekk jeune ak suñu yaay tamit dooleem demewul noonu sama frère feebar ba mu gaañu parce que amuñu woon jox nañu ay ordonnance mënuñu woon jënd ordonnance yooyu ba mu mujjee gaañu suñu loxo suñu sœur tamit noonu moo tax bi ma déggee projet bi ma sawar si ndax am naa si vécu ndax lu ma mënalul woon sama frère yi ak sama sœur yi ma dem jàppale ñeneen pour ñoom tamit bu fekkente ne ñu am ordonnance wala ñu nekk ay jafe-jafe ñu soulager leen waaw merci beaucoup. ne moom mooy prison méttit ya fa nekk ñu génn xalaat ne ñoom lii ñu fa génn nañu def nañ fa 6 jours te métti na lool ci ñoom ngala nag ña fa def 1 mois wala 1 an wala 5 ans wala ba 10 ans ñu daal ne ñoom kat war nañoo xalaat ne kon ñoom génn nañ 6 jours yi ñu fa def sonn nañ nag métti na lool ci ñoom mais ñu ne du tee nag dinañ bàyyi xel nañ fa bàyyi parce que lu mu métti 6 jours yi ñu fi def métti na mais ñoom 1 an ba 10 ans yi ñu fa def mooy gën a métti seen yaram daw ñu xalaat ne ñun de war nañoo mën a jël benn projet taxawal ko daal koy tuddee dog jot na yóbbu jël bagage yi ceeb yeeg dëwlin yeeg saaku ceeb yeeg saaku soble yeeg yëpp yóbbul ko prisonniers yi jàppalee leen ko ñu koy rafetlu di ñaan rek yàlla buñ ko defee ren yàlla nañu mën lu ko dàq yàlla na ko yàlla ful déwén waaw di woo population bi di leen wax ne vraiment initiative bi jigéen Pastef def ni ñu ngi ciy woo ñëpp waaw te arrêté gul parce que dañoo war a dem après ci hôpitaux yi suñ fi jógee ci hôpitaux yi lañ jëm ñu ngi ñaan nag képp ku nga xam ne bonne volonté la sa yàlla may la tuuti rek nga yokk sa loxo nga jàpp ci combat bi waaw parce que feebar ak kii prison mooy loo xam ne imprévu la tey mën ngaa jékki-jékki tey doo xam lu la dugal par prison loolu moo daal suñu sœur yi ku leen newoon tey bi ngeen di génn tey ci prison ngeen di fanaan duñ ko gëm mais yàlla def na tey ñu rafetal na lépp feebar tamit mën ngay dox léegi dara jot la nga dem hôpital kon ñooñu ku leen jàppale tey ji sa bopp nga jàppale ndax day yàgg rek mais du jaas dafa doon loo xam ne du jaas mën na jékki-jékki rek mu dal la
ñu rafetluwaat encore une fois di nuyu suñu présidente Maïmouna Dièye di ko gërëm di ko sant bu baax vraiment parce que lépp lu jigéenu Pastef sumb suñu ñëwee wax ko danaan d'accord naa ci ànd naa ci ak yéen nañ ko def waaw di ko gërëm bu baax di leen sant di ubbi nag vraiment ba léegi pareeguñu parce que bu ñu jógee fii ñu ngi dem ci hôpitaux yi après hôpitaux yi dañuy dem ci daara yi di ñaan rek daal population bi ak région yeeg yëpp fépp fu prison nekk ci région lii seen wàll dafay dem fépp fu hôpital nekk tamit seen wàll dafay dem di ñaan daal vraiment yaatal mbir mi. donc nan nga gisee activité jigéenu Pastef di def demel ni El Hadj ndax nga jëlaale image yi